salaamaaleykum waa Malika Info ñu am mbégte di dalal si suñu beneen émission entretien Cheikh Mbacké Diawo nekkoon ancien bu Bës du Ñakk mu transhumé dem ICS bu Abdoulaye Baldé Cheikh Mbacké ñu ñaan la rek nga def présentation. asalaamaaleykum waa Malika Basum maa ngi leen nuyu di nuyu waa Malika yëpp di jiital ci nuyoo bi waa Ahlu Bayt di waa kër Seydina Limaamu Mahdiwullahi Muntazar di nuyu xalif général des Layènes sëñ Maodo Makhtar Laye di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér te di ko ziyaara te ñaanal Chérif Abdoulaye Thiaw Laye suñu borom xare ko ci aljuna yi gën a kawe. di nuyu chef de village yu Malika di nuyu njabootu Baye Abdoulaye bi yëpp incha allah. Cheikh Mbacké nga nekkoon Bës du Ñakk entre temps nga transhumé lu di transhumance la. waaw Basum foog naa ni nag boobu moom du information man musuma transhumé jóge Bës du Ñakk dem UCS dama ñëwoon en coalition ak Siré Ndiaye. ci turu UCS mais j'ai jamais été membre de Bës du Ñakk. waaw man musuma bokk Bës du Ñakk mais nag bi ñuy dem élection locale Siré Ndiaye ñëw na seet si ñu waxtaan ñu ànd ak moom en coalition waaw mais nekkul woon ni dañu ñëwoon en tant que responsable Bës du Ñakk non loolu amul waaw. entre temps nga ñëw nekk UCS nga nekk coordonnateur UCS bu Malika récemment ngeen bokkoon bi monsieur Abdoulaye Baldé bokkee ci coalition Benno Bokk Yaakaar bi yéen tamit ngay ñëw rejoindre ko diggante boobu naka ngeen gisee seen compagnonnage ak waa kii APR. ah non boobu ak léegi président Abdoulaye Baldé di député maire Ziguinchor yàlla sunu borom moo dogal président Macky Sall di ko topp depuis 2012 ne ko dama bëgg a ànd ak yow ñun ñu nekk ci suñu ligne de conduite parce que président Abdoulaye Baldé itam li ko tax a jóg mooy conquérir le pouvoir wut réew mi ko tax a jóg. donc boobu ba léegi ñu nekk ci suñu logique boobu di ci liggéey. de 2012 à 2014. amul proposition bu Abdoulaye Baldé gisul. mu jógee ci Macky Sall. bi yàlla dogalee nag en 2019 wër na dëkk bi yëpp dem na fi mu war a dem yëpp. dem ba ci kilifa diine yi. wax ak ñoom dama bëgg Abdoulaye ñëw ànd ak man. muy le président Macky Sall bon président Abdoulaye Baldé woote. woo comité exécutif national bi nga xam ne je suis membre du comité exécutif national. wax ak ñun ne dafa bëgg ànd ak Macky Sall parce que mu ngi koy tàllal loxool boobu ba léegi ñun xam nañ ko léegi nag nañu dem wax ak base bi ku ci nekk wax ak sa base ñu ñëwaat daje que ñu mën a waxtaan. ba xam dañuy jël yooyu décision waaw wala déet. revirement à 90 degré bi ngeen def entre temps 2012 ba 2019 bi ngay wax noonu ñu gis ne woo nañ leen fu ne est-ce que nekkul yow sa mentor bi nga xam ne mooy Abdoulaye Baldé problème bi nga xam ne am na ko justice moo tax mu daw làqu ji. xam nga Abdoulaye Baldé du boobu nit wax naa la ni inspecteur général d'État la Abdoulaye Baldé. nekk jiite fi DIC aussi. nekk en 96. président Baldé mu ngi nekkoon chargé de la vie politique du président Abdou Diouf. nekk présidence. xam lu bari ci état kon kooku du ay pression wala justice mooy tax mu def benn revirement. c'est-à-dire dañu nekk en élection di dem élection ci réew mi nekk ci réew moo xamante ne dañoo toll ci période des coalitions. te jàpp nañ ne benn parti kese mënatul a gagner Sénégal. c'est impossible il nous faut des coalitions. loolu nag mu ñëw seet si ñu ci ñu seet si woon ñëpp itam ñun ñu jàpp ne xëy na moom bu ñu àndee ak moom vision bi nga xamante waxoon na ko pour réew mi bu ñu àndee moom mooy gën. donc mu ñëw tàllal ñu loxo présenter ñu programme boobu am lu xaw a méngoo ak suñu programme. ñu daal di ànd joxante loxo. looloo am mais du benn problème de justice. te attention Abdoulaye Baldé avant moo dem ci coalition Benno Bokk Yaakaar bi loolu féete woon na bor. yow en tant que coordonnateur bi nga xam ne yow yaa nekk Malika suñ bëggoon xam tey jii ni ñi nga xam ne ñu ngi seetaan xamuñu Cheikh Mbacké Diawo lan mooy sa parcours en politique. bon man yàlla dogal na Cheikh Mbacké Diawo nag benn nit la bu modeste bu toog jàkkaarloog yow doore politique am ci PDS ndax nag man dama bokkoon JTL bokk ci ndaw yi nekkoon ci département de Pikine yàlla dogal au temps de Daour Niang Ndiaye ñu bokkoon ci ñu yoroon massification au niveau du département
ci biir PDS. PDS nag la ñu defee suñuy début politique yàlla dogal suñu borom boole ñoo la député maire de Ziguinchor Abdoulaye Baldé mu yàgg lool donc bi mu décidé ba bi ñu àndee mu war a créer parti politique daal di ñëw ne man du ma bàyyi Abdoulaye Wade. damay ànd ak moom ba lu ma am jël mais suñu gagné dinaa créer parti suñu daanoo dinaa créer parti. donc mu ànd ak moom def ci li mu war a def yépp yàlla dogal nguuru PDS jeex. mu def ay réflexion bëgg a taxawal Union centriste du Sénégal. ma bokk ci ñu woo ma bokk ci ñu mu seeti. ngir xam suñu degré d'engagement ak ni ñu ànde depuis PDS ñoo seet suñu waxtaan ak ñun itam mu convaincre ñu ndax homme d'état la nit ku am yar la ku discipliné la ku xam état la. est-ce que tamit du war nga bàyyi Abdoulaye Wade mi nga xam ne ni Talla Gadiaga mi nga xam ne moo nekk maire Malika moom moo ko représenté fii nii yow nga nekkoon comme ni nga ko waxee UJTL nekkoon PDS est-ce que du war nga dem àndi jeeg Abdoulaye Wade bàyyi fii Talla Gadiaga nga xam ne Abdoulaye Wade moo fi teg. waaw man nag musuma ànd ak Talla Gadiaga au niveau communal. ndax lan te ngeen bokkoon PDS. waaw yàlla dafa dogal man bi may door politique di dem ci biir PDS dama dem au niveau du département. ànd ak ñoom Daoud Ndiaye. est-ce que nekkul loolu moo ñàkk sa nga base bi nga xam ne war nga ko mën a am Malika amoo ko ndax da nga waroon topp ci ginnaaw Talla Gadiaga toppoo ci moom nga dem topp ci département bi ba ni nga waroon woon am base Malika nekk ko ne fi nga liggéey ñi nga xam ne xamuñu la sax ICS rek lañ lay mën a déggee mais tey jii nii ñi nga xam ne ni base bi nga xam ne Talla Gadiaga moo nekkoon PDS lu tax ñëwoon la nga am si ginnaaw Talla Gadiaga mu nekk sa coordonnateur. man nag foog naa ni base mu ngi dooree ci ñu xam ICS te xamuñu ko woon. loolu yaakaar naa base la. base mu ngi dooree nga engagé ay jeunes ak ay femmes. non mais ak ay charges ICS bi ngay ñëw foofu Cheikh Mbacké foog ñu taxaw foofu ICS bi ngay wax kuy yëngatu Malika doo dégg bruit benn yoon ICS duñu leen dégg benn si benn bruit ndax da ngeen demoon làkku ji si kaw Benno Bokk Yaakaar ba suñuy tudd parti yi sax bañ nañ ko ba duñu tudd sax ICS. waa xam nga nag ICS du parti buy làkkatu. Union des centristes du Sénégal du parti bu yóbbaale ma. waaw mais dañu mës a dégg benn mobilisation boo xam ne dañu UCS lii moom moo ko fi def. Bassoum ci laay ñëw ñun UCS législative yi passé ku ne xam na lan mooy UCS li tax Cheikh Mbacké Diawo di yëngal yenn parti yi ci ñu bëgg ñu ànd ak ñu parce que xam nañu lan mooy dayo Union centriste du Sénégal. lan mooy seen dayo ak bën mais bëri bruit tamit ak amay nit tamit du benn Cheikh Mbacké dama la wax ne élection yi mujj yi ñu génn yi nga xamante ne dem nañ ci on était parmi les 5 premiers au niveau communal. Au niveau national sur les 47 listes aussi on est 5e. kon du parti bu ndaw. am na parti yu ñuy dégg souvent fan yi ci Malika ñuy yëngatu mais plus fort reste sax la ñu amee député. yan parti la yan parti bari na. waaw mais waxal ñu non bari na am na Cheikh Mbacké duñ fi nekk. ba ñëw fii nga war a wax li ngay wax di bañ a jaar si yoon di làqatoo yooyu noonu. da ngay wax mu leer rek ñu xam am na loo xamante ne Bassoum. waaw man je pense que ni. Union centriste du Sénégal. waaw taxawaay bi nga xam ne am na ko. ak li nga xamante ne mooy valeur ci ñun. di vertu mayuñu ñuy nekk ci dëkk bi ñuy di tirer ci lépp loo xam ne bougé na non duñu boobu parti. moom mais politique tamit noonu la. politique parti la ñu tirer sur tout ce qui bouge. parti la ñu. mu discipliné. boo xamante ne bu fekkee dañoo war a bañ dañuy bañ. mais nag duñu bañ rek pour bañ dañuy bañ teg proposition ne lii baaxul buñ ko defoon nii moo gën. c'est ça l'Union centriste du Sénégal ñun dañuy dox à l'image de notre président docteur Abdoulaye Baldé. ku ne xam na ni sur ci élection 2014 yi mujj est-ce que Bassoum xamoon nga ne on était 3e force politique du pays Benno Bokk Yaakaar moo jiitu PDS moo ci topp am 3 départements ñun ñoo ci tegu am plus de 20 et quelques localités. ba pare gagné 2 départements du Sénégal. muy Oussouye ak Ziguinchor. moom foofu seen fief la soo leen fa gañewul moom. mais yow fi ñuy wax ñu on parle de yow fu mu ne nii nañu bàyyi Abdoulaye Wade dañuy wax ci commune bi ndax fu mu ne nii niveau commune amoo leen sax amoo leen benn représentant à la mairie boo xam ne tey jii nii yéen a ko fa teg muy ICS. mairie dafa am lu indi lool. waaw ndax wax expliquer seen. ñoom waa Malika yi lay seetaan ñu xam la moo indi loolu. ñoon duñu baara yëgoo li waral président Abdoulaye Baldé ak président Macky Sall. yi jot a xew nii nga dégg ko mooy Macky a trahi sur parole. non foofu yéen. waaw non xaaral ci laay ñëw non attends dinañ ci dem. non yegguñu foofu parce que dinañ fa mooy. mais ci laa bëgg a répondre pour nga xam li ma bëgg a wax. non bul profité. léegi waaw d'accord d'accord léegi loolu. dañu am kaddu. waaw bu ñuy ànd ak nit dañu la yor suñu kaddu. waaw wax ak yow nga wax ñu wax. ñu ànd en 2014 li ñu proposé li ci gën a ndaw li ci gënoon a tuuti
conseil municipal dafa am dayo bu mag wax dëgg yàlla ñi ko doon ñu leen di sant di leen gërëm. waaw ndax ñu ngi liggéeyal dëkk bi. mais dama ne li ñu proposé ñun en tant que politique. conseil ci gën a daw. mais nag boobu dañ doon xool valeur. dañ doon xool fan la ñu war a mën a dem mais buñ fa demee ànd ñu xam ne lii ñu ànd itam ci vertu la. lan leen proposé ak ku leen proposé. loolu bari na mais ñun 2014. waaw mais ku leen proposé. mais ñun léegi Talla Gadiaga moo leen proposé. wala waa Benno Bokk Yaakaar ñoo leen proposé. Talla Gadiaga ku leen proposé conseiller waaw ku leen proposé. en 2014. waaw Talla Gadiaga ñëw na fii en 2014. ñëw na fii ñu wootee réunion bu mag su ma fàttewul kër Boubacar Sabali la ñu def réunion. man maa jël parole réunion bi kenn warul ko ku dul man naan la ñuy fexe ba ànd ak man et ma ne ko maire peut-être mën nga gagné mais man par conviction du ma ànd ak yow mu ngi may dégg par conviction du ma ànd ak yow. yàlla dogal ànduñu Basum Cheikh Mbacke ak UCS. ñàkk jubóo ci baara jubóo bi ngay wax moo tax àndoolee moom war seen conviction la. non Cheikh Mbacke xam nga ñoom ñu ngi lay seetaan. ñàkk jubóo si li ngeen signante woon ak ñoom ñu wax la lii lañ leen di jox lii lañ leen di jox ñàkk jubóo si nombre de conseils yi ñu leen waxoon moo tax ànd ak ñoom wala conviction bi moo tax àndoolee ak ñoom. waa xam nga nag ñun yàlla dafa dogal du ñu ñëw diw dëkk bi pour ñun kenn du ko pàccoo. ñun dëkk bi dañ koy pencoo. dëkku Seydina Limaamu la. dëkk waxtaan la. kon dëkk bi duñ ko jël bu ko teg ci ay lii laa lay jox lii ngay am déedéet dëkk bi weesu na foofu. kon du woon loolu dañoo gis ne bokku ñoom gis-gis jamono yi 2014 mu ñu ànd. lii la ñu ñëw wax ak parti bi aussi parce que parti bi moomuma ko. yàlla moo dogal ma jiite ko mais du man maa moom parti bi. ñu toog ñoom ñëpp ñu d'accord ndax dëgg yàlla mënuñu ànd ak Talla Gadiaga bëri woon na ay offre politique yi amoon. mais boobu temps ñun ñoo dëkk montagne. yàlla dogal ñu ne montagne te bëggoon nañu tamit dem ci parti boo xamante ne war na leen ne boobu kenn xamule. ban bannière ngeen demee woon 2014. boobu dañoo ànd ak Siré Ndiaye bés du ñàkk. bés du ñàkk ngeen boobu dañoo dem bés du ñàkk. en coalition UCS ànd ak bés du ñàkk. entrant éclatement bi am ngeen ñëw bennoo. Pape Ka sa xarit la. waaw. Pape Ka c'est mon ami. et sama grand frère la. munoo mi moom sa xarit la ndax discours ba nga wax ci meeting am ba moom. discours Benno Bokk Yaakaar bi ngeen def fi sa secteur kooku moom discours ba nga fa def su nekkul sa xarit tamit dinañu jaaxal trop. non Pape que sama xarit la. man je suis mes amis sama xarit la. sama grand frère la. ndax dégg nga wax ji. waaw sama xarit la sama grand frère la. discours bi ma tenir foofu moom laa daan tenir fépp. moom laa tenir barki Demba Ndiaye bi ma amee bàyyi fi. moo di nañu ànd nañu booloo parce que loolu laa gëm. te li ma fa wax itam. mais mënoo leen ànd ak Ahmed Ba mënoo leen ànd ak Ahmed Ba ndax yéen ba tey fi ñu leen doon kii Benno Bokk Yaakaar foofu sax mën nañu xalaat mën nga fa def discours bu mel noonu ndax Pape Ka la mais Ahmed Ba mënoo jël discours bu mel noonu ba pare fekk àndoo leen yéen tax bi dafay mel ni kon yaa ngi koy jeté kii te. loolu mënu nekk. discours bi nga tenir ci Ahmed Ba man sax dama tiit ba ma déggee discours man sax dama tiit dama ne kii xanaa du jaawa mi doon wax keroog si Pape Ka moo nekk fii di wax ni genre façon discours yooyu noonu nga bëgg a jouer ak politicien wu Malika yi loolu ban façon discours la. non mais nag je pense que ni li ma waxoon ci Ahmed Ba. loolu laa waxoon ci Pape Ka. non bii dafa bu Ahmed Ba bi dafa gën a mel ni da nga dem coaliser bu Ahmed Ba li ma wax dafa leer. dama ko ne certains vont dire que je suis de la majorité présidentielle la laay def ci meeting bi ma ne ko mais nag permettez-moi de les répondre pour dire que tu es mon ami tu es mon frère. mais en politique am na amitié boobu. non nga doxalee foofu seen diggante yéen ñaar ba ngay ñëw di fa wax kii boobu kii bu mel noonu. Bassoum UCS dafa am lu ñu gëm. pour ñun politique valeur la politique. ay valeur la ci am ak vertu. du ne ànduma ak Bassoum dama war a taxaw fee di ko xas wala di ko wax lu ñaaw. wala bu wootee woo ma du ma dem. loolu c'est pas centriste ñun l'équité la ñu wax le juste milieu. te pourtant ba ma fay dem di waxtaan di def boobu discours di wax ne nañu ànd nañu booloo. di wax ne di féliciter Ahmed Ba di ko dalal ci géopolitique parce que ñoo ko ci jiitu. di ko ci dalal en tant que frère parce que bari na ñu fi nekk responsable invité wu leen. su ma joxee lettre d'invitation boole ma ci invité de marque bis boobu. muy bis bu solennel ci moom bëgg ñu ko fekkee parce que considéré nañu. mais est-ce que nekkul li mu xam ne sa koñ la wax dëgg yàlla day ñaaw mu ñëw ba sa koñ dafa def benn meeting mu xam ne Cheikh Mbacke Diaw muy fii këram a ngi nii mu koy may jox invitation est-ce que nekkul loolu moo tax mu jox leen benn invitation. non parce que ba ngeen ko invité seen meeting Benno Bokk Yaakaar Ahmed Ba ñëwul. dafa dem créer benn match de football. non loolu du woon meetingu Benno Bokk Yaakaar. non bu Pape Ka bi da ngeen ko invité mais il n'était pas là-bas te yow si organisation yi yaa ngi woon foofu ci ñi nga xam ne ñoo doon organiser. ma ne loolu yàlla dafa dogal meetingu Pape Atoumane Kala woon moom ci boppam
c'était pas le Benno Bokk Yaakaar. mais yow si organisateur yi ci nga bokkoon. non mais ci Cheikh Mbacké yaa ngi woon ci organisateur yi ñi nga xam ne ñoo doon def meeting Pape Kane. waaw mais sama fief la nee naa la Pape Kane c'est mon grand. waaw buy ñëw sama fief taxawaay bi ma ci war a am laa ci war a am. loolu laa def. non mais est-ce que nekkul discours bi nga fa def est-ce que nekkul moo lëndëmal nit ñi benn instant ku nekk naan kii moom fan la far. non attends parce que nag Bassoum ñun chef de parti lañu yor parti jiite ko. ñun bu ñu defee discours du lëndëm déedéet chef de parti lañu bu ñuy ñëw dañuy wax suñu bopp engagé en tant que UCS. bu ñu naree def leneen nag loolu di ko xam par point de presse Bassoum yow da nga nekk nit ko incontournable ci média wu Malika. buñ koy def dañ lay woo. woo say morom woo say nawle. waaw léegi daal di koy wax. est-ce que jaar na yoon yéen représentation bi ngeen am ci Malika. waaw ku mel ni président Macky Sall di ñëw Mbëbës. waaw def pour benn projet boo xam ne nii waa Malika dañ si njëriñoo. yéen ñi nga xam ne waa UCS ngeen def mobilisation bu rëy ngeen def mobilisation ñii ne nañ département bi mobilisé du yéen a mobilisé mais est-ce que jaroon na ngeen yuuxoo maire. waaw ñun nag dañ naa la bokkul ci suñu ay valeur di yuuxu maire. ngeen koy yuuxu waaw lu xew. ñi doon yuuxu maire xam ngeen ko xam ngeen ko. non yéen seen bopp. non seen kii bopp ngeen waaw yoroon. non non seen effigie ngeen yoroon ñu xàmmee leen bu baax baax ngeen di yuuxu ngeen di saboté. attends ñun duñ def loolu UCS def loolu du yuuxu kenn parce que nag xam nga ba buñ nekkee ci dëkk nit ki nekk maire donte bokkoo leen ci gis-gis bokkoo leen ay ni ngeen di gisee ci wàllu politique mais warut a tax du animosité ngeen di yuuxontee di waxante bu dul dara maire suñu kilifa la ci ñun. ndax mat nañu bàyyi kon nag du ñun duñu boobu genre mais nag quand même def nañu une forte mobilisation boo xamante ne comme si doonoon ku ne waaw xam nga ne UCS est là mais nag quand même du yuuxu foofu politique bi nekkul foofu parce que après dañ doon jàll ñun nekkuñu di mu boo département non loin de là. non gars yi ne ñi ngeen fa indi côté département bi lañ jógee. nekkul rek ñoo xam ne ni si Malika lañ dëkk nee nañ da ngeen dem fay ñenn ñi ay t-shirt jox leen ay t-shirt ñenn ñi 2000 francs pour def forte mobilisation bi jëlee Kër Massar jëlee Yëmbal jëlee feneen ak feneen UCS bi ngeen dajale yëpp dañ UCS Malika bi la. non mais loolu ngeen def tamit. Cheikh Mbacké yow tamit Bassoum sama responsable le coordonnateur des jeunes. D'ailleurs que je remercie de passage Gallo Diop. di juriste de formation nga xamante ne. yàlla dogal na ne mooy yor destiné wu ndawu parti bi ci commune bu Malika. ak la présidente des femmes Adja Koumba Sidibé. ñooñu ñoo def mobilisation pour te dire génnuma sama kër man pour mobiliser. man dama pare ñëw fekk on a des militants engagés. il suffit que ñu envoyé leen message rek que président nee na lii la bëgg non dañuy fees dell sama kër. ñaata ngeen fay nit ñi pour ñu déplacer wu. nee naa la weesu nañ foofu amuñu xaalis. non Cheikh Mbacké xam nga tamit waa Malika ñoo lay seetaan ñaata ngeen fay nit ñi t-shirt yi ak 2000 francs yi ngeen doon joxe munoo ko weddi yow tamit nag Cheikh Mbacké loolu ñëpp gis nañ seen bët. Bassoum lenn daal mën naa la wax ne UCS def na ko. mooy def nañu ay bâche def nañu bâche. bu président Balde nekk. waaw. gars yi defar nañu ay pancarte ci li ma xam parce que Gallo moo la gën a mën a wax lu leer loolu. mais fa la yem ñenn ñi dañoo togg ay añ pour mobiliser seen kër. alors que ñun def ñu lool. Saliou Diouf ngay gaaruwaale quoi. sama xarit. waaw mais moom ngay gaaruwaale. non dama ne parce que moom ñi toggoon añ ci la. waaw dama ne ñenn ñi. pour am mobilisation. waaw dañuy togg ak Saliou Diouf ak sa grand papa ka ñoo ko bëgg a wax joxe ay sandwich joxe ay kii waaw pour mobiliser. waaw ñun dañoo am force de mobilisation. Bassoum bu président waroon ñëw fii su ma yeewoo 4 heures du matin je mobilise. loolu moom ñëpp xam na. léegi ñu dem ci benn point boo xam ne dafa intérêt parce que fi mu ne nii UCS yéen a ngi ci Benno Bokk Yaakaar bu Malika ba léegi waaw wala déet. bon parti la ñu nag. boo xamante ni dañoo àndoon ak le président Macky Sall. comme ni la ko waxee. au niveau national le président docteur Abdoulaye Baldé génn na Benno Bokk Yaakaar. donc mais dafa am message bu mu def daal di ne ku ci nekk fa nga ne te nga nekk fa à l'aise parce que fii local la. te nga jàpp ne war nga mën a ànd ak ñoom. y compris le Benno Bokk Yaakaar. dem fa léegi nag li des. démb ñu ngi woon à réunion ñun ba 2 heures du matin ñoo sant yu Sénégal. waaw démb je pense que 2h45 la ñu pare réunion. kon ñu ngi ci waxtaan yu profond bëgg nañoo ma may la nga am exclusivité bi. que ne ñun dinañu def assemblée générale. dimanche bi ñëw ci topp. te ñu ngi ci liggéey donc boobaa dinañ édifier ñëpp wax ne ba xam dañ parce que nag fi mu ne li ñu woo pour coaliser ñun Bassoum du jeex. non kii Cheikh Mbacké sama question dafa leer. waaw dama ne ndax yéen a ngi Benno Bokk Yaakaar ba léegi waaw wala déet. nee na Bassoum parti la ñu. waaw parti politique bu organisé. dañuy waxtaan.
waaw mais waxtaan bu mel ne yéen a ngi woon ak ñoom Pape Ka. waaw ay waa Benno Bokk Yaakaar da ngeen faa nekk ba léegi wala da ngeen bëgg a ber seen yoonu bopp. dama ne dañuy waxtaan. déposé nañ suñu caution tey. ICS dugal na caution. ICS si joxe na fukki million ak juróom. comme ni ko ñëpp defee. waaw donc ñu bari ñu ngi woo. pour que nañu ñëw ñu coaliser ñoom. comme kan ñu ngi liggéey. ñan ñoo leen di woo. bari na yéen a ngi nekkoon benn bokk kon da nga bëgg a wax ne génn ngeen benn. non dama ne yaakaar na leer. xam nga tamit jaaw il faut ngeen ñeme li ngeen di def. non fekkee den fa nekk wala nekkoo leen fa. tamit dañuy wax ne yéen a fa soo leen fa nekk noonu ngeen wax gars yi nekkatoo leen fa. ñu xam Bassoum yaakaar naa ne. man ku toog di ma seetaan. xam ne leader bu averti ngay wax. waaw xam li xew. donc au niveau national. suñu parti génn na. waaw def nañu. local non xaaral def nañu déposé nañ suñu caution tey. parce que motagul 2 heures de temps. waaw déposé nañ suñu caution. waaw nit ñi ñu ngi ñuy woo. parti politique yi ñu ngi ñuy woo. les mouvements de soutien ñu ngi ñuy woo. waaw mais yéen ñi bëgg a ànd ak ñun. société civile ñu ngi ñuy woo. local fan ngeen bokk jamono bi may wax. loolu nag nee naa la dinañ la édifier fii ak semaine prochaine parce que loolu ñun dinañ ci wax. parce que UCS. ñëwul ci commune bi pour jouer les seconds rôles. non ñëwuñu pour jouer les seconds rôles. am nañ projet de société bëgg nañu soit ñu demal suñu bopp wane ko. soit ñu dem en coalition te léegi dëkk bi moo toll foo xamante ne benn parti kese mënut a gagner élection. que ça soit communal ou national. mais est-ce que da ngeen di dem coalition falax yi nii rek ku leen neex ak ku leen neexul ñoo xam ne bokkoo leen sax même ambition politique ngeen dem ànd ak ñoom alors que yéen a ngi doon liggéey Benno Bokk Yaakaar depuis 2019 comme ni ngeen ko wax yéen a ngi ànd depuis bu yàgg est-ce que da ngeen ko fay bàyyi ni ñukk la ngeen fa liggéeyoon depuis at yi yëpp ndax Ablaye Baldé nee nañ ko du nekk Ziguinchor yéen ngeen bëgg a profité ci loolu pour mer bëgg a fajaale mer ndax su leen wax sax soo leen wax fu ne nii da ngeen a mer mel da ngeen guuxal président Macky Sall benn affaire da ngeen wax mu leen soo leen fa nekkatul wax leen nit ñi nekkatoo leen fa ñi leen di voté xam nekkatoo leen fa. Bassoum l'Union centriste Sénégal est représentée sur les 46 départements du Sénégal. 550 nangam communes ci Sénégal yëpp. foo ci dem am nañ ci représentant. parti la ñu duñu partentu duñu parti bu ndaw. du dëgg. nee naa la amee wuñu député plus fort reste ñun. dañoo dem yóbbu lu mot sëkk pour amee député. à l'Assemblée nationale. ñëw 5e au niveau national. kon parti lañu bu mag. léegi nag bu fekkoon ne damay dem ci coalition wu parti fala wala boog coalition fala. kon boo ma laajee sama réponse automatique mooy doon ni diw laay àndal. mais doo munoo bootu ci kenn parce que soo nekk ci benn bokk yaa sañatoo bootu ci benn coalition parce que am na comme ni nga wax ne yaa fi ëpp doole ñëw ñëpp kon jëm naa ne doo bootu ci kenn da ngay dem yaay ne ci kaw. non Bassoum. est-ce que wax nañ la ni ñu ngi ci wala gën nañ ci loolu dinañ la ci édifier. parce que élection yi locale la. élection yi locale la. mais soo leen ci duggee wala ngeen génn ci est-ce que di nga ma mayaat émission sama diggante man ak yow ñu defaa benn parce que émission bi pour ñu xuus jàll il faut ma xam ndax yaa ngi Benno Bokk Yaakaar waaw wala déet ba léegi wala da nga fa jógee. léegi loolu man danaa la ko may. moom na ko Malika yëpp xam. waaw danaa la ko may. mais nag pour te wax ni démb Gallo mën na la wax loolu parce que démb moom ñu bari sax ci moom la ñuy jaar. ne ko dañoo bëgg waxtaan ak président Cheikh Mbacké. waaw xam nga Bassoum li tax yii yëpp amul doo ñu gis ñun lamuñu trop ci média bi di wax lu ñor ak lu ñorul. dafay ñor tàgg yi. mais politique tamit communication la. mais on communique. moo tax nga xam. waaw non à part fan ngeen di communiquer. moo tax mais ñun am nañ suñu présence ci réseaux sociaux yi. am nañ suñu présence ci fépp. femmes yi. ñu ngi dem ci femmes yi présidente Coumba Sidibé li mu financé ci femmes mënul wax nu mu toll. li ñu dem ci ay daje. dem ci ay jigéen financé leen tàllal leen loxo boobu ba léegi. am nañu ay vidéo yoo xamante ne c'est des vidéos de témoignage. li femmes yi di wax. lim ñu defal lii lim ñu defal la tooguñu di xaar Benno Bokk Yaakaar UCS dafa nekk ci yoonam. am agenda wu boppam. jamono ji moom duñu tudd programme suñu wax ak yéen ndax amagoo leen seen programme Benno Bokk Yaakaar bi la woon instant yi xamagoo leen dañuy dugal kon fu mu ne nii mënuma wax dara ci programme yi xam ICS teg na ko. non nag ñun nag. dañoo am suñu biir ay experts ci wàllu décentralisation locale. kon ñun tooguñu di xaar. UCS nee naa la ku muy àndal ku ne dala naan lii mooy sama projet de société. lii laa bëgg a def Malika. bu sukkandikoo méngoon ak sa bos ñu boole. mais programme ci la ñuy xëy ci la ñuy wàcc. chaque jour ñu ngi ci xëy. kon di wax ak ñëpp parce que fi mu ne. Malika dafa yaatu. te ñenn ñi fi ne yaakaaru nañ ne budget war ci jaay suuf rek la war a jógee. te déet ngejj ga laay gi nga xamante ne Seydina Limam mu baax mi bàyyil nañu ko fi may nañu ko rek buñ ci sukkandiku woon
war na nekk loo xamante ne dina am dayoo bu toll ni magal Touba. yaa ngi programme mu Ablaye. non du ma bañ. dama ci non programme Ahmed Ba na doon ko jël. waaw xam nga falsifier programme jàmm non. loolu moom programme Ahmed Ba la moo ko wax ñëpp dégg ko. waaw mais dégg ko moom kenn si. waaw mais boobu defagoo ak émission bi ñun. te ba pare Ahmed Ba bu amee programme bu baax. waaw bu méngoo ak suñu bos. xëy na mën nañu jàpp ne bu ñu ñëwee ñun mën nañu ko def réaliser. ngeen coaliser ak Ahmed Ba. Ahmed Ba mun na nekk. waxtaanaguñ ci. waaye nag lu ne mën na xew. lu ne mën na xew. waxtaanaguñu wàllu coalition dama leen. du moom du ñeneeni parti yëpp ñu ngi ñuy contacter Bassoum pour que ñu dem en coalition. pour wax leen ne UCS ah non attends. ce mot de la fin. UCS beneen affaire la. waaw ce mot de la fin. donc Bassoum di la remercier di remercier Malikois yi nga xamante ne ñu ngi ñuy déglu di ñu seetaan que ne di leen jox dig daje parce que war lii dinañ ko bisaat. waxtaanaat. donc bëri na loo xamante ne war nañ ko waxtaanee boobu programme nga wax am nañ ko. bëri na ñu ñëw di ñu seet si itam di wax ak ñun ngir bëgg ñu ànd élection. di ñu ngi ci liggéey. dinañ liggéey autour d'une grande coalition. loo xamante ne dinañ ci liggéey nag fan la ñan la ak naka la. dinañ ko def dimanche bii di ñëw ñu waxtaan ci. incha allah am nañ assemblée générale boo xamante ne woo nañ ci presse bi yëpp. dinañu dégg li ñu wax. waaw mais yéen ñii dinañ la ko may waxtaan ak yow. di la remercier nag ci liggéey bu rafet bi nga xamante ne yaa ngi koy def ci commune bu Malika. di wax ne Malikois yi nañu am fulla am fayda comme niñ ko liñ leen xamee. nañu gën a waaj xam ne fii dëkku Seydina Limaamu la. te war na soppi xar kanam. war na am neneen lu mu mel. à l'image de Touba Tivaouane Jàmmalaay Malika war na ko mel parce que mérité na ko. suuf la su barkeel su sell. di nuyuwaat wax lu béyti yëpp. di leen jéggalu bu fekkee wax nañ fi kàddu goo xamante ne ñagas na wala wax nañ loo xamante ne waruñu ko woon wax ñu ngi koy jéggalu ñëpp. ndax waxa neexul rawatina suñuy kilifa dañuy déglu di delluwaat di nuyu njabootu Baye Abdoulaye Thiaw gépp di leen ziar di leen ñaanal wax dëgg yàlla di nuyu mbooleem confrérie boo xamante ne yaa ngi fii. waaw di nuyu waa kër itam Cheikh Baye Fall yi yëpp di leen ziar di wax ne Bassoum jërë ngeen jëf. ok mu nekkoon suñu émission entretien mooy profité di nuyu sama maman ma Koumba Sidibé xam ne ni suñu maman la moom ci ñu fas yi doon liggéey moom chaque fois di nuyu tamit Gallo ñoom mu yombal tey émission bi di leen jox rendez-vous si suñu beneen émission entretien.